dit que ça fait juróomi weer ba ñu ñàkkee suñu juge premier cabinet Samba Sall ba naga ni amagul kenn koo xamante ni moom moo ko fa wuutu loolu ana lan nga ñu ci mën a wax. xamoon naa ne nag foofu di nga fa ñëw te foofu sax bu ma sañoon du ma fa laal ndax dégg naa dañ ne te man maa ngi door a takk jabar di door a am doom te bëgguma dee. macha allah damay bañ cumukaay yi laay bañ ñu laal parce que foofu moom wax dëgg yàlla mooy bu laal rek dee. mooy fan juge premier cabinet. foofu moom vraiment moom dañuy bàyyi noonu. foofu lan mooy problème lu xew. non foofu moom dafa saf maanaam. waa xanaa ñu xaw ci indi ay leeral après bi ñu defee ay investigation xam ne juge bi mu deewee def na 5 mois. ñu def enquête jokkoo suñuy xarit yuy liggéey ci tribunal bi. am fa cër am fa ndombal tànk ñuy waxtaan parce que dañuy liggéey. waaw mais ñu xibaar ñu ne ñu ku ñu bëgg a yóbbu ci cabinet bi say mbokk du ñu nelaw te yow da ngay refuser loolu noonu. bi ñu xoolee ba ci biir dañu xamal ne ñañ ko doon jéem a jox ñëpp bañ demee sax ñoom ëlbatiku di xool ci wàllu mystique ñooñ sax dañ leen wax ne leen boo fa duggee doo génnaat. dañ leen a laal dee waaw dañ ne cabinet ba daal dañ fa def mystique boo xam ne mystique bu jéggi dayo la même ba am na benn waay buy bale ci tribunal bi ci ñii di bale am na ku ma mës na fa fekk benn nen ci bunt bi ñu jël ko def ko ci mbuus sànni ko. loolu nag vraiment indi benn njaxare nga xool cabinet loolu xel nangu ko depuis 5 mois tribunal di dox institution yi di dox juge bi dee am yeneen juge bi ne te remplacé wuñu ko yéen sax loo leen ñàkk xalaat. xam ngeen ne am na lu am foofu loo xam ne kenn mënu ko wax te ñun ñoo koy wax. tey jii juge deuxième cabinet moom moo am taxawaayu juge premier cabinet. premier cabinet ñaata dossiers ñoo fa nekk di nelaw. kenn ñi mew ko laal. plus de 200 dossiers ñi ngi foofu di nelaw. te foofu du ma sauter occasion bi ñëw ci dossier wu drogue bi nga xam ne jàppoon nañ ko port. ñu jàpp ñaata sénégalais ñoo nekk prison Rebeuss 11 sénégalais. ak Ibrahima Thiam Toubé nga xam ne ñàkk na alalam ñàkk na dignitéem ñàkk na nga xam ne Ibrahima Thiam Toubé. bi ñu jàppee nit ñi ci affaire drogue. moom mi ngi ko fekk Gambie may laaj sénégalais yi. yow nan lañ lay tuddee ci affaire drogue mu fekk la Gambie yow nga indi sa bopp ci biir cabinet bi jox sa bopp juge bi. nga téye leen ci kaso bi bafoué seeni droit. atte woo leen ñu bëri si ñoom ay cadre lañ. mu am ay complice ñoo xam ne ay complice lañ si dossier bi. maanaam dañ si dëgg seen tànk am ñoo xam ne dañu am ndombal tànk am tur nekk ci dëkk bi. nga xam ne tey bu ñu leen tuddoon ci coowu drogue boobu. Sénégal mën na fi jaare musiba bu rëy am si ñu dëgg tànk ci affaire boobu. xool ñi nga xam ne daal dañu xool ne amuñu bàjjan amuñu ndey amuñu bàyyi jël leen yóbbu leen ci biir kat te cependant ñaari tubaab yu xonq cur yoo xam ne amuñu fi benn maam te ñoom Ibrahima Thiam Toubé ak nawleen ya nekk prison Rebeuss seeni juróom-ñaari maam si réew mi lañ jël ñu dem ba port def fa enquête defaat fa enquête si ay transfert ay nit ñuy sol tenue lan lañ ñu wax dañ ne dégg nañ ne tubaab yi dañ joxe xaalis bu bëri lu toll ci 300 millions. moo tax ñu bàyyi leen. corrompre kon dañ leen corrompre. corruption moo waaw dañ ko dégg. en quelque sorte xam nga dëkk bi nag booy wax day leer. sinon dañ lay tëj. dañ ko dégg ñun. te loolu nag bëgg nañ procureur tijji ci enquête. ñun dégg nañ ko. na tijji enquête ñooñu kan lañ jox seen 300 millions ba ñu bàyyi leen. te tubaab yooyu kenn gënu leen takk ci mbir mi. te ci loxoy juge premier. ne serait-ce que ñoom Ibrahima Thiam la nekkoon ñu may leen une liberté provisoire ay kilifa lañu ay responsable buñ këram xam nañ fa mu ne jabaram xam nañ fu ñu ne ëllëg buñ ko soxlee ñu woo ko. Amdi Moustapha Bari ab joueur la woon bu doon football. benn détenu bu baax. vraiment kooku foog ngeen may ma mënuma ko bañ a tudd kooku tey lu ma doon ci asret fu mu yegg ci asret rek yàlla ak Amdi Moustapha la détenu boo xam ne tey bu asret yeggee fii ci wàllu ñaan wàllu bu mu mën a doon moom la mu nekkoon ab joueur bu mag daan football yàlla def ci koñam xeex amoon fa mu jàppanteex benn waaye bakken des si ñu tëj ko ñaar fukki atu kaso ma di ko ñaanal man de par ma voix te dinaa bind lettre en tant que président asret président de la République Macky Sall directeur des grâces ministre de la justice directeur de l'administration pénitentiaire ñu may ko grâce individuelle parce que dafa ne ci kaso bi yor daara xam nga daara man mii moo ma jàngal alxuraan man bi may dem kaso mënuma tari benn saar moo ma jàngal alxuraan jàngal ma sama diine jàngal ma xasida di ko jàngal samay morom ba tey jii mi ngi koy continuer def ci kaso bi donc nit ku mel noonu bu ñu ko téyee ci kaso bi place am damay gis na du ci kaso bi parce que ndogal moom mën na dal ku nekk parce que contexte bi gis ngeen Simon ak Kilifeu man Simon suma xarit la dama ko assumé suma xarit dëgg la suma nit ku baax tey jaay nañu leen doole vidéo du preuve France du preuve fenn kenn mënu ko jàppe te ay député tudd nañ leen ci ay passeport diplomatique kan moo leen woo kenn woowu leen kenn jàpp leen ñoom Kilifeu ak Simon parce que tout simplement Y'en a marre dafa nekk entité bu mag ñuy mëne ay combat yoo xam ne tey ñun bu ñu demee bu dugg ci combat yi sax ñoom ay amnistie ñoo ñu inspiré
te mënoo yeewu suba nga bëgg jël lu rafet li Y'en a marre defoon yëpp nga bëgg xëpp si suuf ne mësuñu fi def dara il faut que sénégalais yi am colère ci ñi nga xam ne ñoo leen di xeexal seen i ak seen i yel parce que sénégalais yi activistes yi dañu fay ne di wër télé yi di yuuxu dem place de l'Obélisque ñu leen di dóor man mës nañ ma masse lacrymogène toog naa juróom-ñaari fan yoo xam ne juguma place de l'Obélisque ndawul de karité forotewu naa lu ne def naa ko loolu ala kulli al sénégalais yi foog ñu gis ko te boo leen woowee si combat du ñu ñëw dañuy toog di la xas di la saaga donc foog ñu am reconnaissance ci organisme de défense des droits humains yi ñu jàppale leen Y'en a marre nañu boole suñu force ñun ñëpp jàppale Simon jàppale kilifa ñu génn si jafe-jafe te déjà lu ñu gis lañ leen di tuumal taxuñu si tey taxuñu supu article 10 bu taxawee ba preuve du contraire ay innocent yu mag a mag lañ mais juge premier cabinet ba tey ci wàllu woowu est-ce que mën nañu jàpp ne dossier bu Ousmane Sonko bi juge cabinet te dama yéen samay rakk ngeen dama leen yërëm mais foofu mystique bi saf na de mais est-ce que tey mën nañu jàpp ne juge bu parce que dafa am contexte bu ñëwee ci ñu ëpp jàpp ne maanaam cabinet ba daal toog lay bañ ak ku fa laal dossier Ousmane Sonko bi la ñu mën a jàpp ni am na lum ci laalem déet ndaxte ku ci tudd yaa ngi wax man daal waxuma dossier Ousmane Sonko waxuma Adji Sarr non mais est-ce que ce sont les vraies raisons mais xam naa ne daal si li sabab mystique boobu loolu am na ci pàcc ci dossier Ousmane Sonko am beeg na ci Adji pàcc Sarr te mystique boobu ka fa def sa lañ ma wax doy na waar trop te yooyu yëpp vraiment war nañ te loolu aussi dafay remettre en cause lu bëri waa ji ci biir la nekk wala ci xam nga tax ma wax lu muy remettre en cause jot na justice di bàyyi xel la connotation mystique bu ñu demee ba juge yi ak procureur yi ragal cabinet bi parce que ñañ fa bëggoon yóbbu seeni mbokk ñoo wax ak ñoom juge Samba Sall yàlla na ko yàlla yërëm dee na télé laa toog di wax ay mbokkam waxoon nañ ko bàyyil cabinet boobu yàlla na ko yàlla yërëm te yéexuñu ko te yokku leeram kon da nga bëgg a wax ne maanaam ngoram bi ñuy wax ngoram juge boobu juge bu baax man dañu ma Ndoye Bane dafa ma invité RFM mu gis Pape Ndiaye bu Walf Fadjri mu ne ko Ibrahima Sall dafa ma neex émission bi yëpp seetaan naa ko émission bi yëpp seetaan naa ko mu nekkoon juge bu baax bu tijjeeku mais des fois pouvoir exécutif bi daf lay xoj di la diri indépendante de ta volonté parce que magistrat bu ne bëgg nga avancer bëgg nga grade bëgg nga sa hiérarchie ak say échelon bëgg nga am ay privilèges yéen fi ngeen nekk sax bëgg ngeen fi nekk chef desk wala chefu tel xanaa kuy liggéey ci bërëb te bëggoo avancer léegi pouvoir exécutif bi daf lay xoj di la dicter ay loi am parce que pouvoir exécutif bi dafa bëri doole te tey magistrat yu bëri au sein de la magistrature ñi ngi souffrir loolu noonu en silence ñi ngi leen di affecter sans seen consentement loolu mooy violer li ñuy wax l'inamovibilité des magistrats fac droit ñaata maîtrisard lay produire 200 maîtrisards te Sénégal dañu am déficit magistrat amuñu plus de 535 magistrats amuñu plus de 700 avocats sur l'étendue du territoire pour 17 millions de Sénégalais tribunaux yi dañu màgget cabinet yi dañu inondé ak ay dossiers juges yi da nga leen di fekk seen cabinet ñu téye seen bopp ndax situation bi da leen dépassé par instruction benn dossier mën na def 3 ans 4 ans 5 ans 6 ans parce que fii Sénégal la durée de la détention limité wuñu ko ne 3 ans la waree wala 2 ans alors que boo demee France lijjanti nañu problème boobu juge des référés Sénégal dafa am juge boo xam ne bu procureur décidé mu décidé bu ko defee loolu dina tax mandat de dépôt yi wàññi ñu continuer ne mandat de dépôt yi ñi ngi gën a bëri ci prison yi ay génération ñi ngi leen di sacrifier ci prison yi jeunes yu bëri ñi ngi leen di sacrifier ci prison yi tey boo demee Sénégal ba ci banlieue bi nga xam ne ab oto benn oto car Njaga Njaay bu weex tal ci banlieue bi Pikine Guédiawaye Wakhinane Nimzatt Thiaroye oto bi mooy ñëw léegi parents détenus yi nga xam ne mënuñu dem Rebeuss dañuy ñëw yépp añ bi ci oto loolu garaaw ne ci réew mu Sénégal oto di wër di jëli añu détenu yi di ko yóbbu prison ça c'est extrêmement grave jeunesse bi ñëpp ñi ngi prison dont seen âge mi ngi varié entre 25 30 40 ans rafet jantal am avenir am ñoo xam ne erreur moo leen fa dugal am ñoo xam ne seen mbonu bopp moo leen fa téye te ñooñu nga xam ne seen mbonu bopp ak kaay baax bëgguma baax ñooñu la ñu war a defar redresser leen delloo leen société bi ñi nga xam ne erreur nag moo leen fa yóbbu comme ñu mel ni ay am di ñi ma tudd ñooñu ñu ay Amath Dieye ay Paul ay Mangode Kassé ñooñu ñëpp vraiment ay Doudou ñooñu ñëpp ñu may leen ay Baye Diallo ñooñu ñëpp vraiment ñu may leen chance ñu may leen une seconde chance si seen àdduna te xam ne la prison est une partie intégrante de notre vie et que l'erreur est humaine nit day juum nit day fen nit day nelaw nit day dugg lu yoonam nekkul ñu bëri tey ñi ngi sàcc te du seen coobare amaana dañ leen liggéey amaana complexe amaana jamono bu naqari te paramètres yooyu yëpp justice daf ko war a jël en considération xam nga tey bu ñu demee ba justice
war a résoudre benn équation muy équation premier cabinet. une équation difficile à résoudre te li ma leen wax seetaan leen ko. cabinet boobu moom fii. xippi leen seen bët li ma leen wax dara du ko dindi. équation bu naqaree résoudre. kon dafa jiitu sax la fa ne tant que dañul. te ñu ngi wax dafa jiitu problème Ousmane kuñ fa doon dugal sax maanaam la bu fa dugal. te yéen am ngeen lu leen leer ni. ñun ay sénégalais lañ ci jamono dossier Ousmane Sonko Adji Sarr bi la gën a. dossier boobu. dafa bëri mystique ñañ ko séqaloon it mën a mystique. dafa mel ni Balla Gaye ak Modou Lo rek. waa kër Macky Sall am nañ jumukaay de. waa kër Ousmane tamit. def suñu ginnaaw. maanaam mystique daf si bëri te gis nga dossier boobu. sénégalais yi war nañ ci def jàngat. parce que c'est extrêmement grave benn xale bu jigéen. naan kafeem. teg greffage am defaru ba jekk. yeewu giñ viol kilifa gu dol ni Ousmane Sonko te mujjewul fenn. nga génn ci télé bi di WhatsApp nga ne woon da nga ëmboo. mais loolu c'est extrêmement grave ay nit dee si man damay tëdd ba si yàgg ma ne ndax xale bu jigéen bi nit la. ndax bu doon nit dëgg dee yooyu. barke Alxuraan kooku daf koy am ci conscience am ba dafay am ay troubles d'ordre psychologique xam nga nit dafa am lu ñuy wax le système fonctionnel le système sympathique et le système neurofonctionnel ñetti système yooyu yëpp benn warul woon dox ci xale bu jigéen bi mais xale bu jigéen bi mi ngi génne defaru ba jekk di chinab boppam di whatsapp boppam di bëgg mel ni comme si dara xewul nguur di toog di seetaan mais ay accusations yu léger nga accusé ko au début viol la ñu waxoon ñu dem ba ci biir même ñëkk ko doon giñ dañu écarter thèse viol bi ñu ne viol amatu fa léegi li ñu wax mooy séq na dara ak séqu la moom dara man bu ma doon juste dama naan séquñu dara par viol lañ tegoon sa début ba ñu dem ba si biir ñu ne séq nañ dara ba ñuy séq ku ko fekke caméra de surveillance foofu waxu Ousmane Sonko la ak waxu Adji Sarr donc kon il appartient à l'État si genre affaire yi mu jàngat ci ñaata nit ñoo ci dee si affaire bi mais état dafa jàpp Sénégal si ban situation la dem dafa jàpp ne yoon moo ci war a àddu mais ci côté yoon gisoo si nit ñu xiif sénégalais yu xiif waaw mais ci côté yoon laa bëggoon nga ñëw fi mooy maître Khoureychi dégg nañ ñoom bu yàggul dara ànduwaat nañu jëm ci wàllum dossier parce que am na sax je vais aller sax plus loin man am na avocat bu ma xam avocat yu bëri ci tribunal bi ak ndox bii yàlla na ma reese àllaaxira missing moo leen rey ci tribunal bi ah bon ça je le dis à intelligible mu am ku ma si xam nag xam ne sama grand la woon ba bokk ci ku dëkkoon Tëngéej mystique bu bon moo am. mais loolu c'est grave Ibrahima. est-ce que loolu du dem ba mujjee. déedéet xam nga ñun ay sénégalais lañ. te sénégalais dundam. dafa riime ak sarax. xam nga yow même boo yoree 1125 booy saraxe juróom dërëm yi ngay sarax. man ay sarax boo yeewoo saraxe woo sax day mel ni comme si quelque part dafa am loo waroon def te defoo ko. Sénégal yooyu connotation mystique boobu dañuy dund ak moom même boo toogee société amoo jëkkër sax. nekk xale bu jigéen bu jekk li ñuy njëkk def sa bopp. mooy da nga am faru rab da nga am àndandoo dañ la liggéey sa wujju yaay moo la liggéey nga nekk xale bu góor di tux yàmbaa ñu ne sa wujju yaay moom nga taxawaalu bu ñu ëmbal la ñu ne wujju yaayam moo ko liggéey sa sëy tas ñu ne goro bi moo ko liggéey maanaam nous avons des idées arrêtées si façon bi nga xam ne noonu la ñu gisee àdduna te façon bi ñu gisee àdduna ala kulli al foog mu changer te loolu si cadre général bi laay wax loolu dafay dem ba si combat yi ñu man est-ce que tey bu ma woowoon famille détenue yëpp ne leen kaay leen place de l'Obélisque suba du ñu ñëw te pourtant seeni doom laay xeexal bu ñuy ñëw ay ñaar non dëgg rek la yàlla bëgg mën nañ la woo nag ñi ngi rafetlu di la woo suba ba ngoon te tu es obligé nga wax ak ñoom par ko si waxul mu yàq sa der ñi ngi rafetlu sa combat ñi ngi lay ñaanal ñi ngi lay kii koo ne si cotiser ñun ñi nekk suñu kuréel da ngeen di gis tey lijjanti nañ suñu fukki junni est-ce que Massamba xam na nuñ ko amee wala ma dem donc il y a de sérieux problèmes dans ce pays et que loolu dafay remettre en cause les bases sécuritaires économique culturelle de notre pays et que loolu moo expliquer aussi cette criminalité grandissante dans ce pays où tey foo tourner rek ñi ngi jam nit ñi ngi rey par la société elle est d'abord en crise il y a ce que l'on appelle la désintégration de la famille au niveau de la société la famille ñi ko composé kenn amatu ci repère il faudrait d'abord que la famille puisse retrouver ses pouvoirs originels c'est-à-dire qui visent à reproduire ce que l'on appelle le modèle social c'est-à-dire éduquer les enfants ñun ñi fi nekk nii ñun béy na wéy na bés man lu sama papa deful ci man ba ma am plus de 42 ans mais keneen mënatu ko def ci man donc kon projet bi tey pour benn Sénégal meilleur mooy ñu yar xale yi tàggat leen te foofu vraiment lay rafetloo liggéeyu xalif général des mourides bi nga xam ne dafa tabax université di message bi mu wane foofu mooy xam-xam moo wóor jàng moom moo wóor mais bu ñu demee si dëkk boo xam ne Kunkande wane na ko
nit ñi seen réussite ak seen lépp dañ ko teg si mystique tey mbenn bu xëy si woon fii sax tànkam di metti sax te mu ne bureau ba dañ fa siw saafara xam nga siw nañ fa saafara da ngay def sa tooxi doona ba pare yow excuse bi ngay am mooy ci mystique ngay daw laaxatu pour société bi accepter la pour société bi comprendre la ala kulli àll bu ñu la tooñee yow foog nga dem ne man dañ ma liggéey maanaam sa doom bu tuxee yàmbaa du point de vue de l'opinion du point de vue de la société pour sa doom amaat honneur foog nga ne man sama doom dañu ko liggéey dañu ko defoon lii dañu ko defoon lële maanaam excuse bi chaque jour mooy mystique boobu te mystique boobu dafa feeñ bu baax a baax a baax lu kenn du laam-laame ci dossier Ousmane Sonko feeñ ci premier cabinet feeñ ci sax soox bi dossier bi di soox nii ce n'est pour rien dossier bi di soox ba léegi kon dossier bi lijjanti nañ ko mais dossier bi dafa am ay hésitation ay calcul kon yaakaar nga ne li ñoom gars yi ay caaxaan mu gaaw ni yëpp en tout cas man de sant naa yàlla moo ma bind may nit di juum di def naka su dul noonu di ko jégalu mais waxaguma lu ma nit xeebe te lu ma wax rek ku yàgg seetaan balance lépp lu ma fa wax dama naan xippil sa bët le temps me donnera raison yuuxu dina jib fu ñu ko foogewul ci dossier bi parce que dossier la boo xam ne vraiment càggante daf si am ba ay nit dee ci dossier la boo xam ne dañu fowe réew mi ci politique ci ay tappale ci ay mugum ci ay complot ba ay nit dee léegi ñu def comme si de rien ne l'était dëkk bi tàng jër ay nit ñàkk si seen alal jeunesse bi génn nekk si mbedd bi Auchan yi ñi doon sàcc ay lekk ñaar moo amoon ñi nga xam ne dañ doon sàcc maanaam di jël alalu jàmbur ak ñoo xam ne dañu xiif sauter ci occasion pour am ceeb am dëwriñ am beurre am saabu parce que loolu mën nañ dund 6 mois mën nañu jënd benn saako ceeb demal si boutique yi ne si koñ bi koo gis mi ngi yor lekkatam action par kenn mënatul jënd saako ceeb lan mooy wàññi mooy lu doon jar 300 francs nga yokk si 350 ñu ne prix yéeg na nga demaat ba indiwaat ko 300 loolu mooy wàññi il faut que askanu Sénégal yeew problème bi c'est pas Macky Sall le problème mais c'est le système qui est catastrophique même Macky Sall bu fi jugee tey ki fiy toog man yërëm naa ko parce que le problème c'est nous les Sénégalais suñu façon gisin suñu façon xalaat ak suñu doxalin ak bëgg lu yomb bëgg réussir bëgg alal te bëggoo def benn effort da nga bëgg a yeewu am te yow benn effort do yéen ban heure ngeen di xëy pour ñëw fii ban heure ngeen di yegg seen kër biñ ne leen jàngi leen da ngeen jàngi alal ay tappale mayew ko ay mystique mayew ko chaque jour booy déglu ay xalaas ak yooyu kaa yi nga fay dégg mooy nit ki dane xaalis bi daf ma koy yéegalal daf ma koy soppil daf parce que loolu yëpp mooy bëgg alal ci façon bu yow il faut que jeunes yi ñu tabax ay centre de formation professionnelle pour la jeunesse tàggat jeunes yi ci ay métiers université et puis sur la réinsertion des détenus également war na mën a am benn piste boo xamante ni ñàkkul ne xam nga ko buñ ci duggee aussi dina gën a yombal nguur gi mun a jàppale leen voilà ñu mën a am ay xëy mën a dugal ci biir waaw loolu mooy li ma leen wax ci rapport bi mooy piste maanaam réinsertion sociale amul budget d'abord musul am budget du Sénégal waaw te moom mooy la deuxième mission de l'administration la première mission de l'administration pénitentiaire c'est d'abord la sécurité des pensionnaires de nos établissements pénitentiaires deuxième bi mooy maanaam volet réinsertion foofu ñoom ay effort rek lañ ci mais budget xam nga nit boo ko dénkee mission da nga koy natal budget mais loolu musul am budget donc foofu mooy difficulté administration pénitentiaire mooy réinsertion la vie après la prison parce que administration pénitentiaire réinsérer wuñu de nit ñi xamuñu ko l'administration pénitentiaire prépare l'individu à la réinsertion sociale léegi détenu bi administration pénitentiaire bu ñu ko jàngalee téer ba mu mokkal ko ci kaso bi menuisier ba mu mokkal ko bay ak beneen métier ba mu mokkal ko ci biir kaso bi ñu ne suba lay libérer est-ce que ñoom dañuy génn topp ko ñoom garder lañ pare nañ si moom léegi nag foofu ñu mel ni ASRED ñoo koy accueillir loolu tax si yi ma proposé njiitu réew bi ma ne Macky Sall dama bëgg mu tabax 5 maisons d'accueil mu amul Afrique de l'Ouest bi gëstu naa ko maanaam une première lay doon Sénégal mu tabax des maisons d'accueil de suivi et d'orientation côté réinsertion nga xam ne ñooñu ñu jàngal métier bu ñu génnee dañ leen maison bi day am ay psychologue ay sociologue ay psychiatre ay éducateurs spécialisés ay boroom xam-xam waa ASRED mu am ay corps de métier fu ñuy jàngalee métier am ay bureau am lépp léegi détenu bu génne rek yow fa ngay ñëw indi sa papier libéral ñu laaj la yow ba nga nekkee kaso loo doon def te loolu it pour détenus yi bëgg a am ay remise de peine ay grâce présidentielle conditions yëpp dañ leen koy tegal pour ñu nangoo jàng métier ci kaso bi nga xam ne yow boo nanguwul jàng métier boo nanguwul def dara dañ naan la doo bokk ci grâce par yow bii bi mooy ñu defar la yow da nga juum parce que correction lañ wax ak parce que la peine a ce que l'on appelle une double vocation l'individu a fait obstruction aux règles dafa juum sàcc portable dem kaso li muy def yoon da koy tere
ñu ne la peine ba dafa am li ñëw une double vocation maanaam nit ki dañu koy arrêté jébbal ko procureur mu placé ko sous mandat de dépôt la peine a une double vocation punir l'individu yar ko parce que dafa juum ci nit ki boo koy yar doo ko yërëm da nga koy jàngal alxuraan jàngal ko diine jox ko ay livre mu réer jàngal ko téer jàngal ko métier bi mu bëgg a jàng ensuite beneen bi mooy la réinsertion sociale ñu réinsérer mooy ñu indiwaat la ba say mbokk yow boo ñëwee seen kër ñu ne wax sa dëgg yàlla Ibrahima Sall daawul julli de man bi ma génnee di julli di or mais dafa surprendre man sama entourage man daaw ma julli Ibrahima laa tudd mais daaw ma julli tey ma julli suba du ma julli mais kaso laa amee li ñuy wax diine ak njàngum alxuraan bu dëgër kon man su ma demuloon kaso est-ce que bu ma deewee du ma dem safara kon foofu dama lay wan ne tout va à partir d'Allah qui est notre maître original créateur de l'univers et que tout va à partir de lui et il est cause originale de tout moo bindoon ne Ibrahima Sall si atu 2015 dinaa ko teg nattu comme na ma ko tegoon yonente yàlla Souleymane Moïse suñu sang Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Cheikhul Khadim suñu yaakaar noonu laa ko koy tegee parce que lu gis rek day am lu koy sabab kenn mënul yeewu dem prison te dara amul ñu taxal ko ci wàllum rësal mu yóbbu ko kaso mais kaso boobu la ko waa Seneweb di xamee la ko waa Sen TV di xamee la ko waa France 24 di xamee la ko président Macky Sall di xamee la ko ñëpp di xamee si laa koy mayee ay ndombal tànk si lay dimbalee ñeneen ñi nekk kaso donc man dama bëgg détenu yi bu ñu ma gisee à travers la télé ñu gën a am yaakaar xam ne man dama daan tëdd di pakataas di lekk li ñuy lekk di si naan ba yàlla def ma génne tey maa ngi fii bu ma doon complexe wala dara dama du ma mbiru kaso bëriwul ñuy génn ñime si wax si ay télé donc ñu def ma référence ñime te bañ a découragé te xam ne gudd fan moom moo mën kaso yàgg dañuy libre te maa ngi leen di promettre longue peine yi di tëdd longue peine maa ngi def liggéey bu am solo ci ñoom ak appelant yi te loolu incha allah léegi mu pare ñu jébal ko ñi nga xam ne ñoom lañu ko war a jébal